salaamaaleykum chers internautes Médina TV comme d'habitude di am mbégte ak contentement di leen dalal ci seen chaîne leader ah tey nag ñu fiy dalal benn ndaanaan ah ñu koy wax Bouba un homme multidimensionnel xam nga di yëngu ci culture nekk dirigeant sportif di yëngu aussi ci management ñu fas yéene ñëwoon fii waxtaan ak moom parce que à nos jours xam nga la situation est un peu compliquée parce que coow li xaw na yëngu fii ci Médina te Médina benn bopp la ñu ñëwoon pour mu leer ñu Bouba ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal fii ci sa kër Médina TV. waaw Fada international maa ngi lay ziar di la fay di la jox sa wàccuwaay waaw parce que gis nañu liggéey bi ngay def macha allah yow ak sa équipe bi maanaam yow moom soxlatul ñu lay présenté waa Médina parce que Médina fu mu soxlaa teew nga te dañu bëgg a jeunes yu mel ni yéen parce que ñun relève bi mooy li may wax chaque jour. ñun instant bi dafa des na tuuti dañu war a dem toog yéen ngeen jël relève bi te relève bi ma gis nañ ni fa ngeen ko teg foofu la kontaan nañ ci yéen kontaan nañ ci waa Médina TV gars yi. waaw Bouba yow kenn dootu la présenté maintenant quoi mais kuy Bouba quoi pour téléspectateurs yi nga xam ne ñooy seetaan ñu mën a xam au moins kan mooy Bouba vu que présenté naa la mais pour plus d'éclaircissement quoi. waaw Bouba de benn Baye Fall la di benn boy Médina nekk fi chaque jour pour teewal lépp lu jëm ci wàllum Médina parce que Médina daf ñu soxal. tey mooy li may wax gars yi rek saay su ne nit ki Seydina Mohamed sax sallallahu alayhi wa sallam daf ko wax daf ne la teewal sa gox xeexal sa gox dafa bokk ci lu gën ci jaamu yàlla yi maanaam pour jéem parce que ñun dañu bëgg a doon ay taalibe ay dëggi-dëggi taalibe tey comme suñu wasila mi ñu koy waxee rek saay su ne maanaam boo bëggee doon tey sa mataama mu gën a yokk gën a mët maanaam fexeel ba lépp lu ci am nga teewal sa gox Bouba nag fii la juddoo màggee Médina defe naa ñun ñëpp xamante nañu tey ñun lenn mooy ñu soxal mooy naka la ñuy def ba Médina nekk ca kanam tey lépp loo nga xamante ne day jëmale Médina ci kanam ñun bokk nañu lépp li nga xamante ne day yàq Médina ñun dañu taxaw pour combat ko mooy comme lii nga gis combat coow yi ngay dégg nii. Abaana nag peut-être tu seras un incompris parce que gars yi mën nañ ne ñii dañu am ñu nekk seen gannaaw dafa am ñu leen ngemb ay noonu non demee fa noonu ma jox la benn misaal Fada 2009 fii la fekk. defe naa jour bu waa Benno Siggil Sénégal doon joxe seen t-shirt yi restaurant de Galar ñoo añandoo kër Amadou Gueye kër Khadim Fall ñoo añandoo ñu nax yow coow loolu bañ koy mëne tey anamu gouvernement du Sénégal lañ doon xeexal ndax stade Assane Diouf ñu nekk ci commencement gars yi gëmuñu ñu comme nii rek ah booy yi de gars yi ñoo nekk seen gannaaw gars yi ñoo nii tey gars yi ñëw taxaw si parce que lu tax tey ku ci mel ni Kusum équipe bu Médina la ñun ñii dañ daan dem di fubali stade Assane Diouf tey ñu ñëw gis ni gars yi dañ ko ñëw bëgg ko brader 24000 mètres carrés yoo xamante ne dañ ko ñëw rek xëy jox ko un tiers gars yi ne non en tant que ay boy Médina ñun dañ ci am wala parce que stade boobu stade Dakar la non xeex boobu gënoon metti xeex boobu tey dama ne nii tey képp ku fi wootee nii maire jamono jooju instant boobu soxla woon nga jeune Médina yi gars yi boobu gars yi ñu doon tuuti du ñu wëri tey parce que lan la état la ñu doon jàkkaar lool jamono boobu. monsieur le maire Bamba Fall en 2008 ba muy door a ñëw jóge Italie ñun ñi xamuñu ko woon xeex boobu jour boobu ma lay wax c'est la ñu jàpp jëm si yàlla biram saasum si fii rue 9 bi ñu nekk angle 6 jàppale ñoom Cheikhou Radji ñoom Boy Abdou Cheikhou si la ñuy dagg ay rastam mais anamu boobu kon ku ñu jox ñaar dërëm kenn joxuñu ñaar dërëm te xeex boobu ci la ñu nekk ba léegi laa lay wax ni ba Abdou Karim Fofana tout récemment ba mu ciy jéem a yëngalaat gis nañ def naa sortie pour kaas ko mais ba ma kaasee loolu tey ñoom ñu nekk ci pouvoir bi ñu ngi naan tey opposition moo mu yónni woon tey maa ngi xeex stade terrain Jaraaf man ak ñoom la muy jóg ak yëpp lan la ñuy wax instant bi état bi moo nekk suñu gannaaw moo tax may leen fii boo gëmulee lu ngay def doo dem tey nag ñun en tant que boy Médina en tant que ay Médinois tey mooy lu may woo di woo bépp jeune Médina tey waxuma terrain Jaraaf bi c'est l'arbre qui cache la forêt mais dama bëgg gars yi ñu jug bu waratuñu nangu. bu événement amee ñun ñooy nekk les oubliés xeex bi bu ñu paree dem toog ñeneen ñëw jariñoo Médina loolu dafa war a jeex Médina te bés ni que tey dafay jeex. waaw Bouba ci la ñuy ñëw parce que loolu à nos jours actualité la parce que coow li bari na qu'on le dise ou pas mooy coow li bari na te ñun nag. Médina TV dañ fi nekkal pour askan wi. te émission bi nga nekk mooy leer na nag yaakaar naa fii lu fi leerewul rek dootu fi leeraat. comme da nga Bouba bëgg nañ nga ñëw. ci détails yi parce que xam nga parfois nit dina mën a combat te du xam lu muy mënee lan la comprendre nga léegi lan mooy problème bi à nos jours merci Fada parce que boo xoolee xam nga ñun on s'intéresse pas trop à la politique à part dem voter ji ñun defe naa
de gars yi loolu la ñuy tooñee sax ne yéen daal raak moo leen tax a jóg yéen Boy Médina yi da ngeen ne raak dem toog ñun dañ doon ñëw gis qu'un certain Martin Samb deuxième adjoint au maire Médina gën di def ay sorties yu muy gën di def muy chargé monsieur le maire Bamba Fall naan ko ay Auchan Smart City terrain Jaraaf contrat yi baaxul mais chaque fois comme ni nga koy waxee da ngay dem ak prudence parce que da nga naan non entre ñoom la seen biir bëgguloo tëb nga dugg ci ba ñu ñëwee coono di gën a enflé wu tey Lamine Diop ma koy remercier waa collectif des jeunes de la Médina ma leen di remercier parce que tey ñoom dañu am mérite combat bi du buuba de mérite bi waa collectif des jeunes de la Médina la bien vrai que buuba yàgg na xeex combat yëpp dañ ciy bokk tey ñun suñu wàllu bopp ba ñu ñëwee Lamine Diop ñëw na ma woo ay presque 3 mois ci gannaaw wala 4 nu ma mais buuba est-ce que yëg nga ne terrain Jaraaf yi fu ñu toll nii waa ji instant bi contrat yi daf ko jël jox ko un privé mu ne la ngay wax nii mu ne ma si moom moo am mu ne ko non mais xam nga lan mooy problème bi man parfois je veux être prudent parce que tamit bëgguma combat bu nekk nga jël rek topp ci coow li après benn moment sax da ngay mujjee soof nit ñi ñu ne ma non lu ma lay wax moom moo nekk ba sëtu buur Maguette Ndiaye ma koy remercier de passage depuis les États-Unis muy def un travail formidable Maguette Ndiaye xëy na gars yu bëri comprendre nañu mais tey bokk na ci ñu éveillé booba ci côté xeex bi ñu jël ay gis ay contrat ñu publier ko ci internet bi des contrats yi nga xamante ne contrat yi boo ko gisee tu as envie de pleurer Fada Médina ñàkkul terrain synthétique rue 9 angle Corniche da nga fay football am na ñaari terrain synthétique 4C defe naa am na 3 terrains synthétiques kon synthétique du problème waa Médina problème bi mooy lan manque d'infrastructure bu am au niveau de la Médina parce que boo xoolee Médina ak acte 3 bi dafa ñëw gars yi ñu gën a renforcer les communes parce que suñu naan la manque d'infrastructure Médina amatul terrain boo bëggee dëgg ci gàttal moo commencé ko champ de course ñun ba ñuy xale dañ naan dem champ de course ay terrain la amoon léegi terrain yi yëpp jël nañ ko def ko marché ñu jëlee Sandaga ñoom la ñu indi champ de course tey boo jógee champ de course ñun ñëpp dégg ngeen ne Sénégal day organiser Jeux olympiques terrain déggoo bi nga xamante ne carrément déggoo ay ñoom kusuma yëpp dañ fay entraîner day ñëw dugg ci biir stade Iba Mar parce que réserve stade Iba Mar Diop la beneen bi si topp terrain Gibraltar bi nga xamante ne moom moo nekk fële war fa des ñu ngi naan sax est-ce que du nekk annexe maanaam pour entraîner maanaam comme boo seetloo ñoom Usain Bolt ak yooyu bu ñuy def seen Jeux olympiques yi terrain annexe yu nekk ci biti yooyu ñuy mise entraîner wu pour ñëw compétir daf ciy dugg tey ñu soo xoolee Médina benn terrain bi fa des mooy terrain Jaraaf léegi terrain Jaraaf bii nii nga xamante ne mooy terrain communal moo dajale bépp waa Médina yow fa ngay fubal ñoom Lamine Diop fa nañu fubal je le comprends ñoom Lamine Diop ak ancien joueur yi ci bokk parce que gars yi ba ñu ñëwee taxaw di wax dañoo ñëw taxaw ñoom di kaas boobu ba léegi par 2 fois jéem nañu rencontrer monsieur le maire Bamba Fall pour mu leeral leen ci contrat bi yow yaa jiite soo jiitee sa jeunesse mu ñëw na la carrément duñ la bëgg a rencontrer monsieur le maire loolu méttiwul gars yi bind nañu 2 fois correspondance ñoom seen bopp dem ak accusé de réception ñëw ne ko carrément monsieur le maire ñun dañ la bëgg a rencontrer dem fa gars yi dafa leen ñoom ñu ngi seen ay accusé de réception Fada ba heure bi may wax nii maire yeyul yàbbiwul un jour ñoom Cheikh Mbacke gars yi woo ma réunion rue 19 angle 8 ma ñëw ne ma ñu ñëw toog fa di waxtaan ñu ne ma non présentement instant bi ñu toll nii l'heure est grave parce que terrain yi moo ngi avancé parce que gisoon ngeen fi Bamba Fall ba muy jëlee defe naa sax yenn ko génne ba mu ñëw nekk di doxantu ci biir terrain bi wooye ñu suñu terrain léegi mu pare suñu liggéey boo wàcc ñëw football mel ni kuy kookali Boy Médina ay quoi te boo xoolee Bamba Fall moom moo ne ñun Médina ay baadoole lañ émission yoon bi bu mu defoon ak Assane Gueye RFM enregistrement ngi ni du lu ma sos ba muy taxaw naan suñu papa yi ñun suñu bopp dañu bëgg lu yomb dañuy toog ci grand place yi keroog ba booy yi génnee mën nañu carrément booy xale yu jigéen yi ñoom ñooy wër ñoom ñoo dem uti dépense ñoom ñoo ñuy dundal ñun xale yu jigéen yi góor ñi des fois dañuy yor xaalis boo xamante ne xamuñu sax fu ñu ko jëlee moo tax suñu papa yi du ñu wax bu booy réew men réew bu ñu taxé waa Médina yi defoon naa fi benn sortie tontu woon ko ci jamono Covid bi ne ko Médina rue 9 yi ñu dëkk
instant bi ba jour bu ñu fi jëlee woon mooy waa kër gi ñu doon wax naan dañu am Covid. omo bu juróom indi woo ko fi monsieur le maire bàyyi dañu sàkketoo benn instant ñu ñëw taxaw may leen gars yi ñun dañu am maire boo xamante ne rapport de force la xam rapport de force mooy lan tey boo leen ñëwee di bind da ngeen bind fii ba déwén du leen faale lenn la mooy nañu dem suñu droit la dem buntu terrain Jaraaf ñu kaas suñu doléance te ba ñuy dem xam nañu bu ñu ñëwee parce que boo amee un maire qui est violent fii da ngay gis loolu lu may déplorer man di ko naqarlu man en tant que Médinois nañu arrêté ñu dañu bàyyi nekk bétail électoral sama frère yi yéen laay waxal parce que Médina dafa commencé yàqu waaw Bouba doguma la mais dama lay rejoindre parce que su la ñu nga lu intéressant léegi parce que à nos jours politique u Médina bi ak bon ak jeunesse bi gars yi ni ñuy dundee politique bi c'est un peu compliqué te ñun ñëpp ay frères lañu comprendre nga fi may waxee léegi dafa mel ni gars yi xool ñu intérêt Médina dañuy xool seen intérêt leader te normalement gars yi dañu war a xool li nga xamante ne mooy intérêt Médina ñun ñëpp ñu bokk ko xeex ko te pourtant de temps sorte ko ku ci nekk mun nga ànd ak ku la neex. Fada loolu bokk na ci lu ma gën a naqari jamono ji Médina parce que loolu feneen nga ko doon déggee Médina ñun buñ doon xeex cause commune moo ñuy tax a jug dañuy ñëw jug taxaw xeex ngir dara mooy comme li nga mujjee gis dara fan yi passé ci biir loolu ñu koy regretté di jaalewaale suñuy moor yeeg yooyu yëpp. tey benn affaire moo ci am da ngay gis léegi Médina yàqu na yàqu boo xamante ne man Cheikh Ba laa àndal waa Bamba Fall samay noon la ñu man Bamba Fall laa àndal waa Seydou Gueye samay noon la ñu tey nga gis ni booy Médina di jël jaasi di jàkkaarloog booy Médina ñuy dóorante jaasi ndax Bamba Fall Cheikh Ba Seydou Gueye wala Sidi Sama keneen loolu ana booy Médina bu ñu doon woote ñun. loolu damay koy wax nii devant la caméra gars yi képp ku dox ci loolu tegoo ko ci yoon ñun Médina soxlawuñu loolu. Médina dañu soxla ay boy yi nga xamante ne carrément xel bu sell xel bu màcc bu ñu doon wax maanaam ñu jéem a ñëw taxaw xool lan moo jëmale Médina kanam moo gën ñu may benn 5000 ak 10 000 ñun ñu war a ñëw taxaw fii di ci rayanteeg yooyu ñun loolu feneen la amoon mais pas Médina dama ciy woon nag sama bépp frère ne leen gars yi bu la neexee nga ànd ak sa leader am nga si droit àndal ak sa leader yaa may dégg supporter sa leader mais sa leader bu mu tax nga jël jaasi dem di ko dóor sa moroomu booy Médina moo tax keroog bu ñu amee ku ci mel ni Doudou Fall gars yi ñu ngi naan non da nga ko war a woon nangu da nga waroon rayanteeg moom mais non Doudou Fall c'est un frère man mënu ma di prôner en tant que boy Médina en tant que jàmm ci Médina yéen ñëpp ngeen sami ñuy frère ñu ñëw tette leen ñun ñu ñëw war a taxaw di prôner la violence boo xoolee keroog sama vidéo dama nekk ñu ko ñëw ñu pour xuloo ñëw ñu pour xeex bu dee pour xuloo pour xeex rek xam nga ne gars yi duñu bàyyi mais non man rus naa di gaañ boy Médina man wala boy Médina di tuur sama deret man rus naa loolu tey ñun pour jóge ci loolu ñu ñëw taxaw ñun suñu wàllu bopp ñëw foofu gis nga lu fa xew defe naa gars yi wane nañ ko bañ ko wanee à travers seen chaîne le lendemain defe naa bu doon un maire responsable dafay xëy le lendemain convoqué booy nee na booy la mooy seen problème mais si seen chaîne la ñëw taxaw xas kële ay yeneen leaders yi ay mécontents ñoo fi nekk ay loolu non kilifa du doxalee noonu coow am na taxawal nga waxanteeg sa jeunesse parce que moom moo ne Macky Sall lu ko yóbbee lii yëpp nangul woon déglu jeunesse am tey moom ci wàllu boppam tey sa jeunesse ñoo ngi lay artu à travers la presse à travers dem def sitting def nañu lépp mais tu veux pas les écouter ëllëg ak si biir nag la ca mënte am ñu ne booy dañu réew wala booy dañu def nii non booy seen moomeel la ñuy kaas parce que tey terrain Jaraaf bi mooy suñu seul patrimoine bu ñu desee sur le plan sportif tey ñun terrain Jaraaf bi boo ñëwee booy yi nga xool tourné nga filmel ma booy yi di football nii ci tali bi booy yi nii la demee booy oto yi ngi leen di mbëkk oto yi ngi leen di rey waaw booy yi nga xamante ne ñoom ñoo ñëw taxaw pas pour ñun man déjà mënuma sax football si doon dañ ne intérêt kusum sax amu fa intérêt qu'on se dise la vérité mais mënuñu ñëw suñu terrain bopp nga ñëw nga naan ñu boo fa fayulee doo fa football loolu la leen kii wax keroog bu ñu demee gis ñoom Thierno Seydi ak ñoom Hugo Timber Thierno Seydi n'est pas le propriétaire du terrain lii la leen le contrat Hugo Timber mooy tubaab bi moom moo signé en tant que PDG moom moo signé en tant que promoteur sa waay ñëw pour jéem a bañ ñu ne waxu tubaab wala da ko jox ay étranger ñëw indi Thierno Seydi parce que avant Thierno Seydi Fadiga moo doon njëkk a ñëw mais Fadiga ne maîtrisait même pas le dossier ba du xoolee am na benn bu ñu def ak Martin keroog waa kuréel dem nañ ko Martin moo ngi ko ciy leeral
tey yow sa wàllu bopp ba nga ñëwee nga def ñëw taxaw waa ji nee na def na ci 280 millions yow yaa ne am nga excédent budgétaire yow yaa ne desal nga xaalis mairie Médina desal na xaalis defe naa wax na ko fépp seen chaîne fépp mais xaalis boobu des Fada lu la tere nga jëndaat contrat bi may ko sa waa quartier day yomb mais kon lu tax ñun ñu war a nangu ñun suñu wàllu bopp tey moom monsieur le maire tey jël des privés jox leen terrain bi nga xamante ne ñëpp ñoo ko bokk. bien commun quoi. man dama naan ñëw war a football ñu dem comme ni ko Lamine Diop waxee woon invité ay gars yu jógee beneen site foofu la ñuy demee football gratuitement bu ñu paree ñëw daje. boo xoolee terrain boobu rek moo doon dajale presque ASC yu nekk Médina bi yëpp seen équipe bi yow ci nga bokk yéen ñëpp ngeen football la doo Tafa Diallo c'est mon jeune frère nee na le développement a un prix yaa may dégg effectivement mais développer ci li nga moom ñun on va pas accepter ñëw terrain mu nekk fii rue 9 bi on le loué à 50 000 francs dégg naa wàññi nañ ko 40 000 francs mais booy yi rarement lañ fay dem booy bi nga xam ne yow monsieur le maire chaque jour nga taxaw ne waa Médina amuñu lu ñu lekk yow tey booy bu amul lu mu lekk est-ce que am na lu mu demee loué terrain dañu waxante dëgg yow nga ne amul lu mu lekk nit ku xalaat di am pour am lu mu lekk kooku ndax am na lu mu war a dem loué ji terrain Médina wax ma ban espace moo fi des boo xamante ne ñun war nañ fa dem jouer publiquement Fada lu may wax waxuma pour far waxuma pour kii maanaam Barthélémy Diaz il l'a fait il a réussi def na synthétique seen terrain ñëw may ko waa SICAP bi SICAP ñoom ñoo ko gérer mais pourquoi pas la Médina pourquoi amul appel d'offre pourquoi tu le donnes à un privé bi nga xamante ne yow ba ñuy tabax sax ñun yëguñu tinuñu keroog maa ngi dégg gars yi naan ay deuxième terrain bi moom moo ko moom loolu tey ba tey xel da kay mën a nangu parce que bañ koy defar yow ngay defar lu tax ngay def ay bâche laaxatu ñun bañ naan dem géej wala di dem di ziare suñu maam yi fii si cimetière bi mais ay bâche suñu gis ñun xamuñu woon lu xew dañu pare ñu génnee bâche ñu gis terrain synthétique bu fa taxaw mës naa ñëw taxaw mooy jamono bu muy ñëw taxaw naan ay bradage du littoral fii ci côté Mermoz ba muy dem naan day jàppale Barthélémy Diaz man ne ko monsieur le maire yaa ngi naan bradage du littoral mais xanaa terrain yi ñu tabax fële bokkul ci bradage du littoral yéen mës ngeen dégg monsieur le maire Bamba Fall wax ci ñaari terrain yooyu xanaa terrain yooyu nekkuñu Médina ay terrain synthétique lañu mës ngeen ko dégg mu wax ko kon man bu ñu mënee moo ko moom du ma ko weddi musu ko tudd ba heure bi may wax nii génne leen benn vidéo bu monsieur le maire tuddee terrain yooyu Médina am na terrain synthétique am na ay terrain synthétique sax laa wax tey ñun ku ñu mën a jàppale ba terrain bi ñun ñu ñëw Médina moom ko même bu dee dañ koy loué sax mu leer na ne xaalis bi day dellu siwaat biir Médina day dellu siwaat suñu commune moo ñu gënal nga jox ko un privé boo xamante ne day ñëw liggéey xaalis si kaw booy Médina yi yow gis ngeen architecture bi ni ñu defaree sax kii bi doo xool yow mënoo sax gis terrain bi ci biir lu fa xew comme fële ni ñu defaree fële Dakar Sacré-Cœur tey mu naan lan ASC yi am nañ fa ay jours loolu naxee mbaay la quoi 11 ASC yëpp bu ñu waree ñoom di entraîner ci terrain boobu nga ne école yi fa la ñuy defee loolu nu ñu ko tuddee EPS école de football yi y a plus de 22 écoles de football biir Médina waaw mais loolu yëpp bu ci naree am kuy moom terrain moom kañ lay loué terrain moom moo tax ñoom fees su ñu demee daf leen ne carrément lu waa ji wax amul fii ku fiy we xabal da ngay fay te loolu laa gën a gëm parce que waa ju jël ay millions am dugal ko foofu ba pare nga bëgg ñu parce que ñun gis nañ ko ana douche publique yi commencement la waxoon dama koy def ay daara douche publique bële ngay gis bu la neexee ngeen kii ko bu Rue 9 bële ba mu ko bëggee toj dañu si ñëw taxaw ne du si dal mu woo ñu lu ñu fële mairie bu ñu taxawee dafa lii laa ko wax ak waxtu yàlla bi ak ajuma ji mu ñëw ma ne ko non monsieur le maire man gëwuma li say wax mu mer na ma dugg génnee 15 millions am dem leen tabax ma ne ko teel sa 15 millions ñun dañuy ay maçon dañuy am kii lu lay ñaan mooy bés buñ koy tabax na booy Rue 9 yeeg Rue 7 booy Médina yi ñuy dëkk côté boobu ñoom au moins bu dee ay journalier la ñuy nekk sax nañ si dugg bokk ci mu ne ma amul benn problème comme d'habitude lu ko gars yi di kaas lu matin di wax mais yow yaay toj yaay tabax amul appel d'offre amul dara yow yaay jël xaalis bi def ko sa poche yaay buur yaay bummi waaw léegi ñun maintenant ñu toog léegi ñun jëkk 2008 ba nga fiy jóge Italie di ñëw 2009 ñun ba ñuy xeex affaire stade Assane Diouf ba mu tax leen tey waa Benno Siggil Sénégal falu tey boobu ñun on te connaissait pas Bamba Fall xamuñu la woon sérieusement boobu man maa nekkoon le représentant des jeunes de la Médina Pape Diouf bu Rebeuss nekk le représentant des Rebeusois si collectif René Sanchez Bamba xamuñu la woon
Bamba dégg naa ñoom Martin li ñuy wax ñu tu es venu avec rien du tout te Bamba Fall tu te dis milliardaire Médina suñu kër bi boo ko doon jaay tey di nga ko jaay plus de 100 millions nga ne am nga ay kër Médina mais dañu waxante dëgg qu'on se dise la vérité 100 millions yooyu ak yooyu kon marché yu ñu lay wax yu amul fii Médina toj nga lépp defar nga lépp tey qu'on se dise la vérité mais ñun suñu wàllu bopp tey ñun lañ la laaj bëriwul de Médina moo gën a yomb a defar goudron bii ngay gis mais ñun bañ koy defar fii tableau yi ville de Dakar moo ko defaroon ville de Dakar moo defar goudron bi moom lay campagne ne man maa defar goudron Médina c'est pas vrai ñoom Martin weddi nañ ko tableau yi ñoo teg fii ville de Dakar doo fa gis waa Médina ville de Dakar moo ko doon defar lampe yi ngay gis nii c'était Pape Diop ancien maire moom moo ko fi indi woon Khalifa Sall changé na ci ay lampe yi nii ba ñu ñëwee lampe yi ñoo ngi koy def led bu weex bi mu ngi taxawaat naan moom moo ko defar mairie Médina dafa am budget bu mu defaree lampadaire waaw bu ñu nax gars yi ñun ci yooyu ñun dañ ci sonn ci naxaate yooyu dañ ci sonn ville de Dakar moo koy defar tey nga gisee ni canalisation yi ñuy wax heureusement sax am na honnêteté ne waa ONAS ñoom ñoo koy defar mooy yu nekk rue ci corniche bi nii waaw léegi ñun moom ba muy ñëw complexe sportif la ñu waxoon ak jëm ci yàlla biram saa sum si ba muy am fu ne dañ ko waxoon day am piscine dañ koy gazonné dañ koy kii moom la ñu gëmloo woon ni mairie bi moo koy def bu ma rappelé en 2014 loolu la campagne ne woy foofu dañ koy defaraat dañ koy kiiwal affaire yooyu nii mais bu ñu ñëwee tey gën ñu woon def naa lan kër maam Dabaax école bi xale yi du ñu fay kër maam Dabaax commencement c'était gratuit léegi 50 000 francs la année bi 50 000 francs loolu fayeeku la tey douche publique yi nga toj nii douche publique yooyu ay magasin ko def loolu moo tax waa rue 41 di rey seen bopp te ñun waa rue 9 ñoo ngi koy xaar si douche bi ñun tamit parce que détournement yu mu ñu wax yëpp détournement d'objectif moo ci am détournement d'objectif yooyu nag ñun xëy na nelaw nañu ba heure bi mais yeewu jot na te booy Médina yi moo tax ngay gis du buuba de du collectif bi mais booy Médina yi léegi ñoo commencé yeewu parce que xolal ku doon nelaw boobu ba léegi defe naa boo yeewul dootoo yeewu te abadan ñun ñu ni neen la Médina nee naa la 1 ba 45 billaahi boo laalee benn booy Médina laal nga ñëpp parce que ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay moo tax ma ne politiciens yi bu ñu demee ba ñuy boole ma ne leen booy yeewaat leen rak yeewaat leen parce que tey ñan la Fada billaahi yow da nga am sens interdit bi maintenant man dama am sens interdit bi maintenant léegi lan moo tax man benn Bamba Fall tax man ma ne du ma dem fële parce que waa Bamba Fall wala du ma dem fële ndax waa Cheikh Ba wala waa Seydou Gueye lu tax man ñu war ma imposer loolu man du lu ma bien boo ko loolu nga jël sama bakkan ma ko gënal tey ñun luñ koy wax moom ci wàllu boppam Médina budget moom daf ko eggale 955 millions tey gis nga ñoom Martin yooyu luñ ko wax ne ko budget Médina ëpp na loolu waa ji 280 millions yu ma ci def tey bu ñu ñëwoon taxaw rek bonne volonté yu nekk fii à la Médina mën nañu dajale moo nañ fay xaalis bi waa ji dem yoonam ñun ñu am suñu terrain bu ñu moomal suñu bopp Fada loolu yomb na de defe naa benn instant contre ñu ko xeexuñu ko man yabu ma waa Médina sax naan leen wàccee leen Bamba wala fal leen Massamba c'est pas mon rôle mooy lan ñu gis ni booy Médina yi am nañu tëppoo problème bu booy Médina la du ma xaar ku ma ci fekk si ku ñëw ma xeex ku ñëwul ma xeex te foofu lañ toll fu ñu toll nii moo tax dañ koy ñaanaat monsieur le maire dellu sootel sa xel quoi comme na ko ñoom Balla Diouf waxee la ko keroog rek Médina t'as tout donné ñun Médina comme ni koy sunu di waxee ne ko ñun melting pot bu ñuy wax c'est le Sénégal en miniature bu ko neexee jugal fongale mi tey boo waree jiite Médina da nga koy jiite dama naan États-Unis Sénégal mooy Médina lu Barack Obama nekk tey Kenya wala keneen ak keneen ñëw ba jiite fii ñun bañu ñu tey nekkal ku la doon ñu on n'est pas raciste mais anam bu ngay gérer Médina jamono ji da nga commencé wàññi sa yoon wàcc sa yoon commencement lu tax gars yi nga àndaloon ñu bëri dem di la wan gannaaw tey man su doon dama lay conseil da naan xoolaatal sa bopp avant xeexu stade terrain Jaraaf bi Maracana moo jiitu Maracana Bamba Fall il a signé avec un arbre qui s'appelle Rachid Martin moo ngi koy wax keroog Rachid boobu ci wàllu boppam ba léegi xaalisam moo ngi ci Bamba Fall Bamba Fall moo ñëw taxaw ne fii patrimoine classé la maintenant patrimoine classé na ko état bi déclassifié pour ñu mën ko defar du moo ko wax yow patrimoine classé nga jël mur te defar fa sa mur de Berlin imagine xale yi da nga leen fatt ak Maracana maintenant ak Maracana da nga ko fatt ba pare nga génnee fa gardien rey école bi maintenant amatul gardien
maintenant un fu ndaw ni parce que comme ni nga ko waxee tactique gouvernement le gouvernement Sénégal ba ñu soxlaa Assane Diouf dañ fa génnee gardien bi ray ko ba ñu naan refuge de bandi la moo tax ba ñu ñëwee loolu la ñu bëggoon campagne ci kaw gars yi wooy fii bandi yee fa nekk bàyyi ñu defar ko Bamba Fall refuge boobu ñun dox nañ ko xëy na peut-être booy ñoo comprendre mais ñun ñi doon xeex 2009 xam nañu état wala kii bu soxlaa day ray infrastructure bi ba mu dee comme ça gars yi naan buñ ko fa jëlee sax moo ñu gënal maintenant un mur boobu nga fa def di xañ booy seen ngelaw bu leen di ëpp toj ko ngir yàlla ba mu ñëwee booy Médina yi dañu ñëwoon defoon benn ay association Médina dajaloo pour xeex marakaana bi ba ñu ñëwee maa ngi remercier ñoom dut laax ñoo ngi fa woon bu jour boobu ay ñoom laay got ak yooyu waa Sanca Bakki gars yi dañuy fubal seen ñu jàppanteeg ñoom ba préfet de Dakar ñëw arrêté ko jamono boobu la ba am fol doon taxaw naan ay Jacques Bauer wooy man parce que foofu dañu bañ ma defar ko su ma ko defaree campagne bi bu ñëwee bu ñu ñëwee gis terrain bi dama leen di battre non bul dox ci maaynu gars yi déedéet couru école la couru école maintenant deux bi nga jël ci wàllu boppam di école nga rey ko jël ay éco oto yu yàqu ndax waa Smart City dugal ko fa waaye maintenant deux Bamba Fall même boo kiiwul def ko chambre des métiers comme lu ko président Macky Sall waxee au moins ñoom yooyu ñu infrastructure ak financement yooyu nga dem ñu financer la booy Médina jàng ci métier Médina am chambre de métier boog école des métiers mu tane su dee kiiwul ba kiiwul moo gën nga jël ay oto yu yàqu di ko fa gaare qu'on se dise la vérité ñun lu ñuy wax yow min nga ñoom Lamine Diop min nga ñoom Abdou Mbaye min nga ñoom Amadou min nga gars yoo xam nga ni gars yooyu politique yëngalu leen qu'on se dise la vérité benn affaire la gars yi presque lu ci ëpp ay anciens sportifs la ñu ñoom ñu gis danger bi leen di gete ci seen terrain mais nee naa la bu doon loolu instant bu Martin Samb di wax ca njalbeen kon jugoon nañu bu yàgg ñun ba ñu gisee contrat bi xam nga nit ki balaa ngaa xeex nga xam lan ngay xeex ba ñu gisee contrat yi imagine toi 1 million lu toll ni terrain Jaraaf moom la ci Médina di am par mois bi muy 12 millions tu te rends compte 12 millions ci lu toll ni terrain Jaraaf mais terrain dem nga Dakar Sacré-Cœur benn moitié bi moom la ñuy loué 70 000 beneen moitié bi 50 000 ñu diviser ko 170 000 xanaa lu mu néew ba néew terrain Jaraaf di nga ko diviser par 4 pour louer ko gars yi 50 000 bu dee 200 000 xanaa journée bi di nga ko louer 5 fois boo ko louer 5 fois journée bi du 1 million ce qui veut dire yow 1 million bu waa Médina di am mois waa ji mën na ko liggéeyee benn fan est-ce que dégg nga fu may waxee ak yow Fada fois 30 du 30 millions le mois Médina dafa am 1 million boo ko xaymaa nga def ko fois loolu 12 ñaata la lay jox du 360 millions 5 ans yi ñaata la du ay 1 milliard 800 jëm kanam xayma quoi dama def misaal rek waaw manque boobu à gagner boobu noonu est-ce que xaalis boobu dugg si waatoon ci Médina du gën a yokk suñu budget jeunesse bi duñ ci gën a épanouir moo gën Médina 12 millions yi may am par mois par an nga fois ko par 5 mu jox la 60 millions bàyyi lu toll projet terrain ca 60 millions saaga la saaga munul weesu nga ne terrain Jaraaf 1 million nga ko loué yow valeur suuf si même bénéfice mais kii bi sax am na tudd sur le dicton économique maanaam pourcentage sax Médina waroon na mën a négocier contrat bi am ci ay pourcentage ba ma fa lan la waxoon ci contrat bi lire ko ni les ASC les écoles de football Jaraaf ñoom seen wàll bopp dañuy bokk ci comité de gestion mais commencement ba léegi ndax wax leen ma ban ASC ñoom ñoo bokk ci comité de gestion ban école de football lañ ci boole waa ji moom moo nga tabax yëkkati ay miiram ba ca kaw kenn du xam lu xew ci biir waaw léegi ñu jóg di xeex loolu ñu ne politique mooy li ma la wax sànq suñu commencement ba may xeex stade Assane Diouf ñu ne waa opposition ñoo ma yóbbu ba may xeex terrain Jaraaf ñu ne ma état moo ma yónnee nee naa la man xoolal ay Baye Fall lañu comme lu ko sama wasi la di waxee Ibra Fall nee na wasin na sax dégg na ko kii ëmb na sax dégg na ko wasin na la déggugul waaw boobu moom tamit ëmb na bieboon nañ ko wax leen ma ne ëmb naa mais wasin ma duñ ko gis. mais Bouba est-ce que yooyu noonu muy baax na si jeunesse su maintenant ñi nga xam ne dañu bëgg a pratiquer sport ñi nga xamante ne peut-être ñoom ñaan nañ yàlla devenir ay basketteurs yu mag. waaw léegi ñoom après fan la ñu. heureusement sax ancien basketteurs yi fi nekkoon ñoom Koundoul ñoom Laye Diop maa ngi leen di féliciter de passage mooy seen projet bu ñu teg te bu mu ko mubboo moom Bamba Fall lu ci dara mooy booy dugg entrée terrain Jaraaf bi ancien basketteurs yu nekk Médina ñoo ko fa teg parce que xam nañ ki nga nekkal entraîné na affaire ba pare mu ne moo ko fa def ak yooyu ñaar dërëmu maire bi dugg ci
ñoom ñoo ñëw ci entrée bi ci entrée bi. ancien basketteur yu nekk au niveau de la Médina ñoo xool xam ne Médina amatul infrastructure bu nekk rue 11 angle 22 jox na ko waa Taglas bu nekk Médina 2 tëj na ko dugal fa ay oto yu yàqu ñoom ñu ñëw uti seen i ay investisseurs pour ñu ñëw defar loolu di leen di remercier. un maire da nga war a topp ci sa épanouissement sportif u quartier mais pas ngay rey say école di rey say infrastructure sportive quoi qu'on se dise la vérité waaw léegi boo ko xeexee ñu ne da ngay politique bu dee li ñuy xeex mooy politique kon jàppale leen ni kon tey kon commencé dugg nañ ci politique bi parce que dinañ ci dugg xeex suñu yëf suñu moomeel non dootuñu xaaruñu Jean xaaruñu Paul xaaruñu Mohamed xaaruñu André lu fi am mooy lan tey Médina la ñoo taxaw seetaan bu yàgg bu ñu taxawoon di seetaan boobu moo jeex bien beau bépp politicien bu nekk Médina léegi xam ngeen ne Médina am na léegi société civile. mais yéen au fait bu fekkoon dafa am lenn loo xamante ne bëgg ngeen ko Bamba Fall defal leen ko. lan lay doon au niveau du terrain quoi. terrain bi nañu delloo suñu terrain moo xam nu mu naka la négocier gars yi ba delloo leen seen morning ñu dem seen yoon suñu terrain c'est non négociable. instant bi ñu toll nii benn affaire moom moo ci nekk bu demeen ba ñàkk ni xam ne maanaam luñ koy nar a loué lu doon sax loo xam ne dina accessible ci booy Médina yi te xam naa loolu investisseur bi du ko nangu. gannaaw investisseur bi du nangu loolu nañu delloo suñu suuf s'il le faut sax ñun ñu jéem a xool naka la ñuy defee sax ñun léegi defal ko comme léegi dafa ne synthétique j'en suis persuadé tey moom Bamba Fall bu demoon bu ñu jëloon këyit wala dara dem jox ko banque boobu suñu kër gi bu ñu ko joxoon léegi banque tabax ko terrain bi boo ko joxoon banque tabax ko la nga ciy am chaque mois ci budget mairie bi nga ciy génnee 10 millions sax di ko fay banque xanaa bu yàggee nga moom sa terrain waaw wala déet xaalis bu ngi ciy am mu leer na doomu Médina ñoo ciy liggéey te xaalis bi day dellu ci waat biir Médina mais pourquoi ñun ñu nangu ñun waaw ñoom la ñu jóg bu ñu waree football dem fay benn 100 000 wala 50 wala dara pour ñëw taxaw en vertu de quelle loi pourquoi des privés pourquoi mairie bi moom parce que ba muy campagne moom daf ñu ne mairie bi mooy def loolu nu complexe sportif la ñu waxoon campagne am ba muy wër Médina bi yaa may dégg dafa ne woon foofu complexe ba mu woon dig nañu ba ne woon day am piscine xaw ma da gars yi dañu ko fàtte day am piscine day am vestiaire day am douche day am complexe sportif la ñu waxoon moom mairie bi jamono bu muy wax loolu kon moom xamoon na ni carrément ni kon mairie bee ko waroon def waaw léegi yow nga toog ba mu neex la élection nga waaj ñëw dans un an nga uti benn privé comme ça bu ñu waxee nga ne nga war a fàttali li nga waxoon noonu ne wala non on veut pas de privé suñu terrain nañu soxla wuñu leneen lu dul suñu terrain un point c'est tout suñu terrain. bi Lamine Diop ñu ngi lay nuyu di la ziar dañ ñëwoon pour waxtaan ak yéen parce que ñun askan wi lañ fi nekkal te yaakaar naa à nos jours maintenant coow li bëri na mooy coowu terrain Jaraaf bi ñu seet si woon la yow ak Bouba fas yéene ci waxtaan ak yow pour mbir yi gën a leer ñu xam combat bi lan la quoi lan moo waral combat bi. waaw Fada maa ngi lay nuyu di nuyu ñëpp di nuyu tamit ñi nga xam ne ñu ngi seetaan télé bi yëpp di la remercier di la wax ne combat bi sax daf may xaw a di chaque jour su ma koy wax parce que combat boo ko déggee ci olof xeex la parce que ñun xeexuñu dañuy laaj maanaam nit boo xam ne yaa moom ñu jël sa yëf sañ nga laaj bi nag dafa am fu mu war a commencer ak fu mu yegg Fada dafay laaj boo xam ne ci terrain Jaraaf dama koy wax di ko wax léppay ñëpp la képp kuy doomu Médina terrain boobu mooy seul li des loo xam ne moom rek mooy ñuy identifier kuy jox repère dëkk feneen boo ñëwee ba école Médine ngay wax soit da ngay jël nord sud est mais boo ñëwee ba école parce que ci xol bi la ne léppay ñëpp la ñu gis ne sunu monsieur le maire dafa dox ci ay tànku ba yegg sax presque pour privatiser ko loolu di affaire bu ñu naqari nag mais lenn rek lañ mën def benn collectif waxtaan sunu biir dem comme moom mooy sunu njiit ñu bindaat ko pour mu jox ñu ay leeral lan moo ko yóbbu ak lan la manqué ba privatiser ko teg nañ tànk tegaat tànk tontu wuñu mais bàyyiwuñ tamit affaire bi leerul woon ci bopp ay waa Médina yu bëri sax Fada yu bëri sax ba da ngay dégg ay wax yoo xam ne dañ lay wax naan la kan mooy bañ synthétique ñii ndax ay nit lañ waaye gars yi bu ñu fàtte ne synthétique
jommuñu ñun waa Médina lan mooy synthétique Fada football fan lañ koy jàngee Fada boo nekkee xale fan la ñuy jàngee football boo bëggee dëgër Fada nooy def suuf ngay dem dëgëree sa bopp xale foofu lay dëgëree da ngay jàngi ba wàcc mu am temps bu ñu la may benn une heure temps bu gàtt nga dugg ci école bi nga moom mu nekk ci école bi nga teg say bagage entraîné jëlaat say bagage dem ñibbi sangu soo demee lekk li ngay lekk xoolaat say leçon loolu mooy yoon loolu rek lañ ci jubluwuñ ci leneen Fada leneen ku ci xalaat leneen wallaahi sa xalaat la man sama bàmmeel laa toog di wax ni terrain bi ñu delloo ko waa Médina rek moo ma ñor te incha allah dina am maanaam aperçu bu ndaw laa ci amoon dugg naa école Médine yéegal nañ mur yi ma laajte ñu ne ma benn promoteur moo koy tabax c'est privé ma ñibbi xalaat le mot privé lan lay signifier mooy damay ñëw dugal sama xaalis su ma paree di louer ngeen may fay ba ma pare jox leen kañ lay pare xaw ma yooyu yëpp xaw ma ko léegi nag pour bañ a réer ci xeex bi ma seeti ku nekk parce que léppay ñëpp la ku ci nekk ma jël sama temps di bàyyi sama liggéey di dox Médina porte à porte di waxtaan ak nit ñi di leen sensibiliser ba pare di ci jëlee ay njëriñ Fada foo xalaatul dugg naa fa pour am yenn information yi biñ commencé réunir équipe bi muy suudewu ñuy dem ni ma créé équipe bi xel sax da koy nangu dama dem ci ASC yi ma jël seen capitaine emblématique yi ñi nga xam ne ay monument lañ ñu ñoo xam ne bu ñu waxee ñu crédible tam ñoo xam ne bu ñu waxee ñëpp déglu leen ma ñëw ne la pap yow de bi ñuy jàngandoo football ñun naka lañ ko doon jàngee mu ne ma de yëg-yëg la woon ma ne ko léegi dootul yëg-yëg de boo fayul doo jàng fii maintenant de mu ne ma ma ne ko lii de ba suñ ko defaree ku fayul doo fa jouer man de am naa ko te yow am nga ko waaye ndax sama doom ak samay rakk ëllëg ndax dinañ am chance boobu ndax bu fekkoon nii la commencé am na ñu signé ñoo xam ne duñ signé de Fada bu doon synthétique yi njëkkoon na leer fii am na ñu signé parce que affaire bi wërsëg la te wërsëg dañ koy xëcc yàlla moo koy teg ku nekk xëccu ku ko yelloo rek yàlla jox la ko looloo tax nag ma dox porte à porte di ci wut ay leeral bàyyiwuma kenn mais ca njëlbeen Fada lii mënoon na bañ a yegg fii su jëloon lettre bi ma ko njëkkoon bind yóbbu ko ne ko benn collectif ay ndaw yoo xam ne sa njaboot lañ bokk ñoo bëgg loon laaj la ci lii nga ndëgmal nii lan nga ci jub yéen def ngeen ay jéego quoi maanaam li nga xamante ne moom ngeen war a def pour toog ak moom ngeen waxtaan ak moom mais yoon mooy boo soxlaa monsieur le maire da nga koy bind ne ko man ndaw laa bu dëkk Médina damaa bëggoon ñu waxtaan ci lii mu liir ne leen waaw kii mën naa ko recevoir ñàkk tontu rek mooy li gën a metti ñu relancer la bàyyi ba date normale bi ba mu passé ñu relancer la waat courrier bindaat la tontu wooñu ñu ne léegi nañ continuer suñu xeex bi naka lañ koy continuer dafa mel ni Médina bi dajul nu ñuy def ba Médina bi daj fii foo bëgg a dugg am na yoon Médina ASC yi rek moomuñu ko Fada mais boo bëggee dugg ci dëkku kusum ci ASC bi nga mën jaar parce que ASC bi du benn famille moo koy jiite ay koñ ku nekk daf fay indi représentant ñu tànn benn njiit muy président bi nekkul président ASC kusum bi yëpp de mais kii culturel bi ak sportif bi rek la nekk seen président mais am na ñeneen ñoo xam ne yënguñ ci loolu kooku Bamba leen yilif ñooñu ñëpp lañ seeti Fada waxtaan ak ñoom ñu am ay école ne président yi ñoo fa toogaloon ndaw Médina yi ba d'accord Fada ma sol sama dàll yàlla dafa def dama nekk mercenaire j'ai nag liggéey ak naag président yu bëri parce que ku gée ñetti ASC yi xam nga ne yow Médina boo ko maîtriser wul li nga ci xamul bëriwul j'ai naa Dames j'ai Kusum j'ai Ngaraaf ñetti ASC yooyu ku ko dajale G nekk xale génn ci ak jàmm xel bu sell rek moo la ko mën a defloo jamono ji nit xalaatu ko mais pourquoi lu tax loolu warul mun a am war na mën a am Fada ñun fii lañ dëkk ñun amuñu sens interdit Médina yëpp ñun ñoo ko bokk Bam Fall ñun ak moom ñoo far yaa ngi may dégg léegi bi ñu seetee gars yëpp waxtaan ak ñoom président bu ñu seeti moo xam yaa ngi wax ci kaw wala yaa ngi wax ci suuf looy wax yëguma tiinuma mais toujours day am benn ASC boo xam ne seen njiit muy bu Ngaraaf ñoom amuñu président pour l'instant ndax seen président dafa démissionné mais seen secrétaire général bii dafa nekk ci ñaari boor dafa toogee ak Bamba ne di représenter Ngaraaf mais toujours day jël ay initiative di wax ci di génnee ay leeral yoo xam ne comme si moom dafa am luñ ko mandaté comme mu doon président chaque jour day maanaam moom bokk na ci naxamal ñiy jaxase xelu nit ñi maanaam mooy génn day osé génn ne la lii ASC yi dañ ciy gis seen bopp
1 million ku nekk chaque weer Fada 1 million baax na ci ASC mais Fada benn match jànk kusum dames da ngay dépassé lépp 1 million mais alal boobu ñun ñuy jox buñ ñu ko bàkkee sunu alal la ñaanuñu leen ko ñoo ko moom loolu état moo koy signé subvention dafay am par force léegi 1 million la Fada d'accord nañu 1 million Fada jëlal terrain Jaraaf ñu loué ko ASC yëpp di fay su nawetaan jotee li nga xam ne amul nag laay wax ñu ne ASC yëpp du ñu fay mais léegi jàppal ASC yëpp du ñu fay nga am fa 2 heures de temps nga ñëw entraîné nga génn yeneen jours yi soo bëggee entraîné ngay fay boo moytuwul 1 million yi mu lay jox di nga ci tegaat di continuer di fay di fa entraîné parce que amuñu terrain beneen boo xam ne mooy fa ngay tàggatee sa yaram ba AF yi soog a ñëw boobu lañ am ñun beneen bi bloc scolaire la bu fay yenn équipe yi nekkee ñaar mu fees beneen kii amul soit dañuy continuer ñëwaat ci yeneen terrain yi mu moom mooy yi nekk corniche ñu fay footballé te gënuñu Fada. damay ñëw dama lay rejoindre ni ma ko laajee booba laa lay laaj parce que ñun moom Médina TV askan wi lañ fi nekkal bu ñu déggee askan wi di wax rek dañuy jot li nga xamante ne moom la ñuy wax parce que terrain bi ci kanam femme bee ko moom. sunu maman dégg naa terrain bi ci ginnaaw Bamba Fall moo ko moom xamuñu ndax am na wala amul loolu daal dégg nañ ko bëgg nañ la mel aussi nga indi ci ay leeral bu fekkee am nga ko. boobu rumeur lañ ci amoon. mais ñu ngi gëstu te bu dul à 70% 50% moo ko moom mais fañ def terrain bi Fada wallaahi gënalu la boo toogee sa bàmmeel rek gënalu la waaw ma neexul fii ñu fiy jouer di dóor bal sunuy maam mais dañu amuñu ñaari choix moo am nga fubal ci tali bi oto romba la tël la nga dee fekki leen wala nga dem di fubal ak ñoom Baye Fall xel nanguwul loolu Bamba bu ñu mënee dimbali te yàlla rek tax terrain boobu bu ñu ko mënee supprimer te yàlla rek tax rafetul terrain bi benn côté bi saa yoo doyee boo ci dalee ci ay néew nga dal wallaahi azim am na foo xam ne wàññi nañ ko ci almeer yi la bokk papa miiru almeer boo ci wàññee rek yaa ngi ci almeer bu fees loo ci sàq nga ci néew yi ñooñu ñaan rek lañ solloo mais yelloowuñ lii ay walliw rek a fa dëkk fii bokk na ci almeer yi njëkk yi kon walliw yi parce que walliw yi ñoo njëkk a wàcc Fada kon fii walliw kase la gënaluñu Fada mais amuñu benn bi ñu dese solution Fada tey bu ñu waxee Bamba Fall lan mooy solution école Médine ñu ne ko kat budget bi ñuy dégg ne da nga koy utiliser ba muy des te lii des day xaw a méngoog li ko promoteur bi defaree est-ce que doo jël risque defar ko boo ko mënul. nga yónni maanaam comme Barthélémy Dias mu def quoi. kooku ñooñ duñu ay nit mais bu ñu rëy parce que nit looy yëngu ci lu ne Fada tey li ngay yëngu nii am na kuy sa idole yaa ngi koy xool ni muy waxee ngay jël loolu am na lu baaxam am na lu bon nga jël ko sa nawle la mu ngi def affaire boo xam ne ñi ko bëggul ñu ngi koy kii copier Fada bu ma copier boo xam ne damay am 10 ni yow ñu doon def devoir bu ma gëstoo xool la sa devoir soo bindee ma bind nga am 20 ma am 20 du ma rëy damay copier parce que lii maanaam moomuñu ko du ndono luy jeex la te ku nekk bëgg nga way bu rafet Bamba wayam dafa rafetoon Bamba Fall non Médina Bamba Fall di jantal la mais mu ngi koy bëgg a yàq parce que ñun jeunes yi ci Bamba Fall lañ sentiré airu maire Fada moo commencé jege ñu gën a jege population bi dugal ay jeunes bu njëkk ba mag ñi rek ay nekk ci maire bi da nga yaakaar ne sax boo retraité maire bi mooy doon sa benn refuge mais ci Bamba Fall lañ sentiré ne jeune dafa war a bokk ci maire yi ñu commencé dañ kumba mais Bamba bëggul ñu xool bu baax nag daf ñu ñamal rek mais bëggul bu ñu yëndoo bu baax Fada maire bi doy na waax mais loolu du suñu combat ñun suñu combat man sportif laa man lii moom a ñor Fada Médina dañuy wax benn kàddu moom lañ ñuy xasee Médina dañu bëgg a fecc football baali maanaam luy foo rek folklore dañ ko bëgg waaye boo fi dëkkee di nga xam ne fi ay nitu diine ñoo fi nekk ay xale yu am jom mais dafa am lu leen di nëbb bonuñu mais am na loo xam ne bu loolu ngay gis da ngay foog ne moo gën mais Fada fii li gën mooy lan tey ñeetaan bu ñëwee benn waajur du nekk ci jàmm solution bi lan la dafa amoon ay gars yoo xam ne yow man mun naa lim ñu bëri ñoo doon dajaloo école Médine wut quartier bu nekk ay 5 personnes defar dosaar ñëpp nuroo ko waa jekko yi farak waa jàppoo waa kusumi farak waa ngaraaf waa sañcaba yi farak waa déggoo loolu am na wala amul ñu tuddoon ko sélection Médina Fada dañuy ñëw tey sélection yi ñaar la day am côté jàppoo bi zone 2 bi mais ba tey am na waa zone 2 yu fubal ci sélection zone 1 bi
ñii tey bu ñu demee jël mardi faada sunu ay rak ñooy njëkk a ñëw 15 heures g ba 17 heures toog wéeru seetaan seen mag yi waaj a bàyyi ñëw ñu jàng ci ñoom copier des fois ñu jël ci boo yooyu roof pour jàngal leen nakal loolu lan lañ ci jublu faada defar ëllëg bu neetaan ñëwee ñuy waxtaan ne leen ñii ci kaw buñ dofee ñun buñ dof parce que lépp si ñun la parce que faada bu ñu joué maag yow nga joué dames ma joué kusum ñu daje ci match balaa match bi di kii rek fi ko gars yi gën a tegee pression xon yi di daw nga xëcc ma ne ma nañ fotow ñu kottante saafantew ki ci kaw bu ñëwoon pour xeex intention bi day wàcc daan bàyyi man du ma nekk dof kii mu ngi jàmm sante kon lii la affaire bi maanaam heure jongante bu jotee ASC yi nañ leen représenté ba ñu xam ne ñun fii lañ dëkk mais bu jeexee Médina moo ñu moom ñun ñëpp faada loolu moo taxoon école Médine doon na commencé wàññi violence yi malgré du gaaw a jeex yombul mais yoon la woon bi gën a gaaw loolu boo ko reyee faada li ngay indi ji mooy gën a garaaw tey jekkoo nga jàppoo bu ñu dajee demi final match jànq ku nekk wax fa am temps jekko war a ñëw jàppoo njëkk a entraîné 2 heures temps tuuti sentiru ci boppam muy neex suy génn xam nga booy maintenant booy bu doyalul faada nañ waxante dëgg du école bu ñuy privatiser école Médine bàkke yàlla nono la papa bi mu ko ñëwee dindi guy yeeg def ci karo yoon bi leer booy fii ku gërëmul Bamba léegi damay ñëw sax toog noonu ci banc yi féexlu soo ko dem ñibbi mais Bamba Fall ñun gërëm nañ ko ci yooyu mais terrain bi du lu muy laal faada solution am na maintenant 2 bi ay oto lañ fa teg fourrière oto ñun fii dañoo am oto faada ñun maintenant bëgg nañ ko nag ami mais doxul ni ñu war a yoree oto te dañu war a yor faada boo génnee suñu ay morom ñooy lijjanti ay kër fii ba tey ñenn ñi seen waajur yi ñoo leen yor bàkke nabal ma sax faada yeewul fajar di génn fii booy ñëw autoroute njëkk ñaay bu ñuy daw si nii da ngay yaakaar màggal lañ jëm te ay jeunes rek ñoo ciy wàcc ay maire ñun booboo suñu jeunes yi ñu ngi nelaw ki leen war a yeewu leen da leen gën a nelawal maanaam fii da ngay yeewu am benn taw laal café boo laalee café téye 950 yi denc 200 yi jël 700 yi 50 yi seeti pari foot soo ko jàppee jàppoo ko wutaat benn tuutaw ngoon nga ñëw dindi stress ci terrain yi ñu lay fayloo saa yi noonu nga koy jàppee kañ ngay defar sa àdduna kañ yow sentiroo ne léegi Médina dafa am fu mu yem sentiroo ko yow. ah doy na waar de. doy na waar daal Médina la Gibraltar la yem te Gibraltar yàgg nañ doon ay tubaab dañ leen bëgg a gën a def tubaab mais wallaahi tubaab rek lañ ma te pourtant Médina lañ bokk fii Médina Gibraltar rek la ñuy defar Gibraltar moo gën a set ci Médina faada te fo tey moom la ñuy defar lu tax bugguñu politique faada mais li des bëri na de. te tey bu ma ko doon digal bu ñu recevoir woon tey ñu wax ci terrain bi suñu paree damay teg li ne ko monsieur le maire man de point yi boo ci góorgóorlu woon. maanaam yéen bëgg ngeen toog ak moom ngeen waxtaan quoi ñu xool solution ni mu gën a rafetee ñu def ko yéen seen combat yi du dara mais lii vraiment privatisation bi moo leen metti te da ngeen gis ne c'est anormal quoi. gisoo ne lii coono la li ñu topp pendant 7 mois may liggéey nii bàyyi sama liggéey nga woo ma rek ma ne la maintenant moo soxla rek bàyyi daw ñëw sol toni ñëw toog gisoo ne coono la te aw ma ci dara. te maa ngi yor njaboot même bu dee bu ndaw la macha allah man gisuma yaay gisuma pap mais musuma bon maa ngi góorgóorlu gisoo ne coono tey Bamba bu ñu recevoir ñu waxtaan ak moom ba mu jël affaire bi ne dina ko defar avec ses propres moyens mooy yu mairie bi bu cangee ñun ñu wut solution wut def téléthon woo ñi dëkk ci Médina diaspora ak yëpp ne leen doo leen participer fukki dërëm xeebuñu buñ dajalee ba am ne ko papa lii la ñu am yokk ci dépense bi bu naayisee ba mu naayis Bamba beneen élection bi soxlawul muy présenté wu. day tëdd ñu yenn ko tegaat ko fi papa terrain bi ñoo ko moom pour mu leer ne ko ñun politique ñun loolu bu ko tegee ci boppam rek ñi ko wër bu ñu nee ko ñii ay politiciens la wala muy xool ànd bi ay policiers mais faada politiciens yooyu ay booy maintenant lañ fii lañ dëkk casquette bi dañ koy dindi faada yow yaa ñuy invité pour leeral mais quoi qu'on puisse dire bu lii yëpp dañee booy maintenant wala doo booy maintenant yow sa loo am maintenant moo la ko gënal faada boo sañoon tey ñu jiboo terrain bi yànj ñu moom ko wallaay looloo nekk sa xol buggoo kenn di meranto télé bi moo tax toogu leen faada toogu leen ku nekk yéen a ngi koy seeti da ngeen ci am dara bu lii mayu leen boo leen sañoon affaire bi boo leen sañoon faada lépp di nice. waaw noonu la demee moo tax ñun Médina TV ñun dañuy xool li nga xamante ne moom la askan wi bëgg ñooy dox ci loolu parce que dañuy waxtaan muy Saliou xam nga ñun bëgguñu parparloo ñun dañuy bëgg lépp di rafet lépp di nice te comme ni nga ko waxee ñun xaar ñu kenn ci len du Bamba Fall
du Cheikh Ba du Seydou Gueye du Sidi Sam ay Saliou ñooy jël seen ay moyens yi ak ñi nekk ci ginnaaw équipe bi yëpp di ci def pour mu neex ci loo xam te ne pour intérêt Médina la dëgg la waaw loolu dama koy dëggal parce que dafa am benn bu ñu mujjee def kusum ngeen nekkoon appel ba ma woo Saliou ne ko ñun de dañuy kusum daf ASEC bi daf ñuy recevoir mais tey lii lu mag lay doon bugguma mu xëcc leen mu ne maa ngi appel ba mais lu ma mënti def dinaa fexe ba mu ñëw te loolu moo njëkk ndax loolu yëfu yàlla la lii ñuy xeex nii caaxaan kase la mais sunu nattu la ma ne ko bàyyi fi nga nekk foofu dëgg la nekk ci ba mu jeex loo ci war a am fii di nga ko am mais Fara ma gis Saliou noonu may woowee di naan maa ngi daw oto yi embouteillage yi yem naa fii ma ne mais man kii li tax muy def li yëpp te encaissé wu ci dara may soo gëm ne kii maintenant rek ko ñor ci laa xam ne nag maanaam daan naa foog ci ay nopp lu ne dëgg la waaw télé bee mais bi ma dégg ak Saliou ba mu yegg si fekk ñu pare ñu waxtaan nit laa dégg nit boo xam ne maintenant rek ko ñor mais maintenant nag bu la ñoree xeex yi ni nga koy xeexee dafay bëri yéen ci lii la leen yàlla nattoo ngeen doon ay journaliste fas yéene leeral lépp lu nekk maintenant parce que tey man léegi jomb naa def lu bon ndax yéen parce que am na sama image génn na génnati damay gën a defaraat sama toogaay maanaam yéen a ngi yee nit ñi parce que Fada boo leen bëggee dégg li tax mu accéléré nii affaire bi yomb nii ba ñëpp joti yàlla ak yéen a tax de ak télé yeneen yi de barke Nabil Moussa Wa te man ci dëgg laa mos a dox di leen remercier encore une fois di leen wax ne fi ngeen teg seen tànk foofu la yombul li gën a metti day gën a ñëw waaye boo leen toogee doon ay góor yàlla day dal dem parce que lu dëggalal mooy mujjee yàlla nañu dëgg di jiital yàlla nañ nekk ay nit ñu dëggu nangu dëgg dégg-dëgg nit ku dëggu day nangu dégg-dëgg ay monsieur le maire Bamba Fall ngir yàlla xol laay waxee déglu ñu ak xel bul ñu dégloo xol sa benn dóor rey nañu ñun ñëpp waaye sa benn raay seddal na lépp dimbali ñu rek nga seddal te yàlla tax merci encore une fois Fara. waaw Lamine kàddu yi rafet na set na sell na parce que mooy li ma rek tey discours bi macha allah parce que waxu ko defar da nga fi wax yow ak buuba parce que jugu leen pour xeex jugu leen pour indi violence jugu leen pour dara xam nga dañ nekk ci réew moom de comme ni nga ko waxee démocratie la lépp war nañ ko mën a waxtaanee ba mu rafet kon yàlla na lépp rafet monsieur le Bamba Fall ñii ay jeunes la ñu dëkk maintenant nekk sa ay frère xam nga nekk sa ay xarit boo leen mënee recevoir te yàlla rek a tax nga recevoir leen nga xam li leen metti la su ko defee ñu mën ko waxtaanee bu ñu waxtaanee rek solution am à très bientôt incha allah